màggal gu ñu fonk la mais ren nag dafa am lu ci nekk loo nga xam ne baax na pour ñu fësal màggal la gu nga xam ne mën nañu wax ne mooy màggal gi njëkk gannaaw bi ñu Sëriñ Sidi Mokhtar Mbacké dëddoo dafay am le 4 février. li ñu ci taxawee nag mooy ci wàllu kaaraange wax naa ko fi léegi dinañ fexe ba renforcer kaaraange gi waroon am ci biir dëkk ba lu jëmee ci makkaanu xalif bi ak ñi ko wër mais ci biir dëkk bi ak surtout booy dugg dëkk bi ak booy génn dëkk bi ba tax na préfet Kébémer confié naa ko loolu lépp mu saytu en rapport avec commandant compagnie gendarmerie ak ñi ko wër en rapport avec sapeur pompier bu ko defee dinañ def plan de circulation xool oto yi nan la ñuy duggee nan la ñuy génnee fan la ñuy gaaree ñu fexe aussi ba laissez-passer yooyu nga demandé nañ la ko jox ñu fexe ba aussi ñu am ay badge yu nga xam ne ñëpp dinañ leen xàmmee ku ci nekk fa nga war a dem nga mën fa dem te doo am benn difficulté sapeur pompier aussi ni ma ko waxee dinañ ñëw mais dinañ fexe aussi set ak setal ñu gën ko renforcer ci dëkk bi danañ fexe ba aussi lamp yi doy loolu moom dama ko confier mairie mu ànd ceeg Senelec ba lépp luy lampe bu ñu war a remplacer ñu remplacer la lépp bépp poteau bu ñu war a remplacer ñu remplacer la li ci des mooy ay branchements sociaux demandé nañ liste bi bu ñu jotee liste bi ñu jox ko Senelec bu Daaru Musi ñu traité ko équipe en permanence dana fa ñëw Senelec wax na ko léegi li ci des nag mooy extension réseau bi wax nga ko léegi je crois que loolu peut-être bu ñu ko mën régler aussi léegi tout de suite dinañ bind directeur général bi ndox mi yàlla def na benn forage foofu forage bi PUDC moo ko réalisé forage bi pare na ba réceptionné nañ ko danañu fexe ba ñu ubbi ko ci fan yii di ñëw duñ xaar sax màggal gi ñëw dama doon woo léegi directeur PUDC mënuma ko jot nañ fexe ba forage bi ñu ubbi ko parce que nee nañ ma ndox mu neex la ñu ubbi ko en attendant lépp lu ñuy régler par la suite ci ay procédures ñu régler ko mais gannaaw réceptionné nañ ko mën nañu am autorisation ñu ubbi ko pour nit ñi di ci naanaale en attendant li ci des ay citerne la nañ fexe ba mu ñëw ak ay bâche à eau Ageroute aussi liggéey bi mu waroon def pour yaatal yoon yeeg yooyu bu soobee yàlla dinañ ko def may signaler rek am na benn piste bu ñu ci demandé piste boobu déjà PUDC jëloon na ko en compte au niveau donc de la phase 2 loolu daal sëriñ bi mooy ci gàttal li ñu fi wax. ñu ñëw fi nag monsieur le gouverneur ci turu Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ni mooy jëwriñu Cheikh Mouhamadou Amine Bara mu boole ñu ak délégation bu mag monsieur le gouverneur di leen nuyu di nuyu gouverneur adjoint di nuyu préfet ak sous-préfet di nuyu ñi nga xam ne ñoo fa représenté capitaine Diouf gendarmerie nationale di nuyu waa sapeur pompier waa santé protection civile service d'hygiène waa élevage Senelec Sonatel hydraulique Eaux et Forêts Ageroute ONAS sécurité alimentaire la poste environnement ak ñi nga xam ne ñoo fi représenté conseil départemental bi ñoo ngi am mbégte ci li nga xam ni moo ñu fi dajale te muy màggalu Jumaada Uula ñu ciy fàttaliku bis bi nga xam ne a Cheikh Mouhamadul Amine ibnu Xaadimu Rasul mi nga xam ni mooy ñetteel doomu Cheikhul Xadim moo ci ganewoon àddina muy bis boo xam ni Cheikh Saliou Mbacké moo waxaan Cheikh Sidi Mokhtar ni ko nañu koy fàttaliku ndax bu njëkkoon ñi ngi daan fàttaliku bis bi Cheikh Mouhamadul Amine Bara génnee àddina bis boobu ñi jëkkoon a jaayanteeg sëriñ bi Cheikhul Khadim da leen a woo bu muy ñëw li ngeen doon wut ci seen borom lépp gan gi ñëw andil na leen kon kaay leen ngeen yeeweeku Cheikh Saliou wax ni bis boobu bisu taw feex la bisu faj aajo la bisu ndimbal la kon dee leen ko fàttaliku jox ci digal Cheikh Sidi Mokhtar moo tax mu koy fàttaliku barab bi ñu koy fàttalikoo it muy Mbàkke Kajoor fi la Cheikhul Khadim yeesalawaat sunna Seydina Muhammadin alayhi salaatu wasalaam
ndax fi la waxe woon ni shafahani rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam bi xawli rabbi ashaabka bi himmatin wala rabbihim darsi faqat